wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. bokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru koor wi ni ñu ko baaxoo defee ci waxtu wu nekk ci bis bi mooy dalal kenn ci borom xam-xam yi nga xam ne tànn nañ leen ngir am ak ñoom ay jotaay yu am solo. tey jii nag ni ñu leen ko waxee woon ñu amoon mbokk moo xamante ne moom la ñu waroon a dalal waaye mu am ay téq-téq sëñ Modou Fall ambassadeur Modou Fall sëñ Modou Fall mii nga xam ne moo teew ci jotaay bi moom la ñuy amal jotaay tey jii mu war a waxtaan ak ñun ci njariñ yi nga xamante ne ambassadeurs yi amal nañu ko réew mi ak bitim réew. njariñ yi nga xamante ne ambassadeurs yi amal nañ ko réew mi ci biir réew mi ak bitim réew. waaye nag bala ñu koo jox kàddu gi ni ñu ko baaxoo defee mooy saa su nekk ñu xamle tuuti ci ay jaar-jaaram ci wàllu njàng ak wàllu yëngatu yooyu yëpp ñu xamle ko. ngir waxtaan ci loolu nag sëñ Mamadou Fall mii nga xam ne mooy ambassadeur bi ñu dalal moom mi ngi dalee am njàngam ci Mbàkke Bawol fa la tàmbalee njàngum primaire am. gannaaw bi ba mu fa jàngee ba am baccalauréat ci la dem lycée de la Force. gannaaw bi ci la dem université bu Cheikh Anta Diop. gannaaw bi ci la nekk ENAM ci la génn ci concours ENAM bi. moom nag ci li mu spécialisé wu mooy wàllu économique ak droit loolu mooy ci li mu spécialisé wu. su ko defee moom sëñ ambassadeur Mamadou Fall mi mën nañoo wax ne liggéey na ci réew mi ak bitim réew liggéey yu baree bari ndax bi mu génnee def nañ ko secrétaire général bu affaires intérieures étrangère waaw étrangère moom moo nekkoon secrétaire général bi. gannaaw bi itam liggéey na ci directeur Afrique. gannaaw bi ñu def ko adjoint affaires politiques yooyu yëpp mi ngi ci affaires étrangères. gannaaw bi ci lañ ko nommé ambassadeur bu Gambie nekk na ko fi. nekkoon na fi itam consul bu Jidda. gannaaw bi itam nekk na fi ambassadeur ci réew mu ñuy wax Cap-Vert. nekk na fi itam DAGE. gannaaw bi itam def na fi Chine def fi France ak Russie kon réew yooyu yëpp mel na ni jaar na fa. ci biir loolu itam ak expérience bi mu jot a dund bind na lu bëree bëri ndax article yu bëri da koy faral di bind di ko nashr di ko tasaare ci journal yi ba tax na loolu sax yóbbi na ko ci article yooyu da koo bëgg a dajale def ko mu doon ab téere boo xam ne insha allahu taala mi ngi ci yoon wi mi ngi koy waajal génne boo xamante ne lim ciy waxtaane mooy problématique des réformes au Sénégal kon yooyu waaw coppite yi nga xamante ne moom la ñuy am ci biir réew mi muy Sénégal gi yooyu ci lay waxtaan ci livre boobu noonu. su ko defee itam moom sëñ ambassadeur mi jàngalekat la bu jaar ca ENAM doon fa jàngale. gannaaw bi nag ci la jël retraite itam fu mu toll nii insha allahu taala ci yu mel nii rek lay yëngatu mooy xamle ak expérience bi mu jot a dund naka la koy fexe ba jàllale ko ci mboolem ndaw yi wala réew mi. kon insha allahu taala moom lañu fas yéene amal yaakaar naa ne li ñu koy waxtaanee loo bu ñu xoolee fi mu jaar yaakaar nañ ne dana ci mën a waxtaan dana ci mën a wax lu am solo. kon ñuy xam rek ne waxtaan yi di am fii lii niñ leen ko waxee woon rajo Daaru Muxti bi da koy jàllale direct la koy def. Bawol Média da koy def direct moom tamit su ko defee Zik FM dana ko jàllale Walf noonu Jant bi i rajo RTS bu Diourbel Benno FM Sud FM Lamp FM UCAB FM rajo Bambey Carrefour
rajo ba ci Louga Daara ji FM Leer gi FM RTS Touba ak Touba Fall kon muy fukki rajo ak juróom-ñaar yoo xam ne waxtaan yi yëpp dañu koy jàllale. bu dee ci chaîne YouTube yi nga xamante ni itam ku fa dem itam mën a seetaan waxtaan wi direct mën nañ cee tudd Alwafa Daaru Muxti Touba Vision Baye Daaru Média Xam Sa Réew TV Bichri Al Khadimiya Bawol Média ak Alwafa muy Facebook bi moom tamit da koy def direct. kon yii nii incha allahu taala képp koo xam ne waxtaan yi raw na la mën nga ko faa dab dabaatal boo demee ci Telegram bu Alwafa itam waxtaan yi ñu fi jot a def yëpp ma nga foofu muy 2006 ba léegi incha allahu taala. kon xam naa ni ñuy def mooy dañ koy jébal kàddu gi sëñ ambassadeur su ko defee ñaan yàlla defal ko tawféex. asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen ziyaare di ñaan yàlla koor gi jàmmu yàlla yi nangu ko di commencé nag di yóbbante sëñ Xaadim ak ñi organiser waa Wafa yi organiser cycle de conférence bi ñu jottileel ma samay nuyoo ci xalif bi xalifu maam Thierno Birahim radiyallahu anhu di xalif Cheikh Anta Ñang sëñ Basiru Anta Ñang di xalif général bu Daaru Muxti di itam siyaare suma xarit di xalif Cheikh Awa Balla sëñ Modou Awa Balla sëriñ Xaadim docteur moom xamante nañ lu war a mat lu mu bon fanweeri at xamante nañ lool ma xarit la di nag jégglu parce que waxtaan bi du lu yombut parce que ay boroomu xam-xam ku nekk dina waxtaanal moom da ngay ànd ak sa cawarte rek sa yéene rek waaye du yomb kon nag maa ngi jégglu ngeen xam ne waxtaan bi lu ci manqué si man la ngeen am maanaam compréhension xam ne lu yombut waaye daal yéene baa ngi fi ak itam li nga xam ne xam naa ko moom pare naa pour waxtaan ci yokk sama xam-xam ñi nga xam ne sama li ma fi ma xaw a tànnee tuuti nit ñi itam ma yokk leen dara ndax mu amal yariñ yoon wi liggéey bi ñu liggéeyal Sëñ Tuuba te ndaamal daaru nekk ci aw ñeeyu xare loolu sawar nañ ci kon nag waxtaan bi ni ma sëñ Xaadim ñoom waxoon sëñ Xaadim moom maa ngi koy jaarewaat encore wajuram mu tedd bi nga xam ne si dafi bàyyi ko ci fan yële man tam fekk ma génnoon dëgg da bi ma ñëwaatee tam fekk fi sama wujur sama benn rakku yaay bu gaañu ajuma la gaañu ñu denc ko samedi ñu def dëj bi Rufisque démb rek laay ñëw waaye nag comme sëñ bi moom waxoon naa ko ne ko bëgg naa daal barkeelu ci waxtaan yi ma ne naa ko def waxtaan bi nag dañ ma waxoon ne ma fi ñu ko soxlaa fi ñu ko gën a soxlaa mooy li ñuy wax ambassades yi ak consulat yi ban liggéey la ñu mën a def pour jàppale Sénégalais yi rawatina Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nekk bitim réew citoyens yi nekk bitim réew ndax ñoom macha allah takku nañ ci kaw lim bi bari na waaye itam ñu am njëriñ lañu ñu am njëriñ lañu am njëriñ bi nag mënut a paase ci at yu yàgg yi maral yi njëkk yi
gannaaw dëddug sëñ Fallou ñuy wax sécheresse boobu am na ñu wax ne bu amutoon ñi dem ci àll bi di yónnee mbir mi dana gën a jafe gannaaw ndimbalul sëñ bi ndax ñoo dañuy jàpp tam ne sëñ bi moom bu ko neexoon kenn du dem fenn waaye nag bu yàlla jaaralee yëf yi foofu moom mu xam ko itam dégg naa am na lu ñu wax ne sax am na ay waxtaan ñoo naan noonu de ngoonte lii de bu amutoon daanaka lépp fi leen di fekk waaye nag ko defee na noonu loolu dañ ciy waxtaan donc te immigration parce que boo waxee ambassade yi wax suñu mbokk yi nekk bitim réew rek yaa ngi wax affaire ambassade ak consulat yaa ngi wax immigration nag màng la rek wala lu ñuy wax mën nañ ko wax nawetaan mais day nawetaan boo xam ne nag moom day daanaka amul app donc muy li tubaab di wax immigration donc lu am importance la immigration parce que fi ñu toll ci li nga xam ne économistes yi moom la ñuy wax te ma jëlee ko ci ministère des finances am na 2 wala 3 at mooy dañoo wax ne ñi nekk bitim réew li ñuy indi toll na ci 1300 milliards par at te loolu xam naa ne daanaka moo xaw a sax ëpp ñun tubaab yi ndimbal yi dimbal aide publique au développement bii Sénégal di jot li ñu tubaab yëpp boo leen boolee ñoom ñëpp li ñuy jox par at ëppul li nga xam ne Sénégal yi nekk bitim réew moom la ñuy dugal kon xam nga ñun dafa mel ni ñun yàlla daanaka libéré nañu waaye xëy na bu dee mënut a faj aajo yëpp xëy na ci kanam du ñàkk bu nit ñi amee ay pexe ak ay xalaat danañ demi ba loolu ñuy jële bitim réew mën a remplacer li nga xam ne moom la ñu tubaab yi di dimbalee ba sax léeg-léeg ñuy teg loo xam ne sax xëy na dëppoo ak bu baax a baax suñu aada ak suñu cosaan waaye nag ñàkk pexe la xëy na yàlla aussi moo tudd ñu war a jaar foofu donc problématique Sénégal yi bitim réew yi lu am solo la ndax lu nga xam ne si daanaka li nga soxla woon ci biti da nga koy am donc ci ñooñu kon laajatul nga leen di laaj ay ndimbal waaye nag question organisation la xëy na fii ak ci kanam dina am ay tëralin yoo xam ne bu ñu ko defee te yooyu gouvernement bi mi ngi ci yoon woowu dinañ dem ba duñ soxlaati ñu jox aide publique au développement mooy ndimbal boo xam ne bii moom lañ bitim réew di jox donc li nga xam ne mooy li ñu war a bëgg a waxtaane tey mooy suñ mbokk yooyu nekk bitim réew lan mooy warteefu seen warteef wala lan mooy warteefu kii bi nguur gi ci ñoom lan leneen nguur gi amel pour toppatoo leen ndax koo xam ne kii liñ daan dimbale ci àddina bi mu ngi la koy indil kooku dafa laaj nga toppatoo ko bu dee yaa ngi koy def itam nga yokk tuuti kon loolu ci li benn pàcc ci bi li ñuy waxtaane lay nekk bu ñu ko defee ba pare bu amee ñoo xam ne si am nañu soxla ay laaj yu ñuy laaj pour xëj na ndimbal boobu ñu leen di dimbale ci bitim réew te muy jóge ci jëwriñi Sénégal moo xam ñi chef d'état bi yónni pour ñu nekkal ko ci yeneen nattangoom yi ak
ñi chef d'état bi di envoyé pour ñu nekkal ko ci mbooloom Sénégal mi ndax loolu tam lu mat a xàmmee la ambassadeur ni ñu koy waxee ambassadeur moom état moo ko yónni ci état consul nag consul ba tey état moo koy envoyé chef d'état sax moo koy envoyé waaye da ko teg ci boppu administration kuréel goo xam ne gi diggante nguur yi bu ci amee itam lu mu ci dox li ci ëpp kii moo ko yore ambassade yi kii moom dañ koy yóbbu foofu pour muy wax ak ñu war a wax pour ñu jàppale Sénégal yi nekk foofu moom la ñuy wax relation consulaire voilà loolu nag am na tuuti ay wuute yu sew nag mais yu mat a xam léegi nag comme aussi am bi dafa am fu mu yem gouvernement bi mënut fépp fu mu war a yónnee ambassadeur mu yónnee ko fa mënul aussi fépp fu mu war a yónnee consul mu yónnee ko fa donc léegi li ñuy def comme ñoom ambassade yi la ñoo njëkk a commencé liggéey seen biir dëkk yu bare amul consul donc ambassadeur bi ci jëwriñ ñoom yi daf ci am kenn koo xam ne kii mooy taxawaayu consul bi mais day nekk ci biir ambassade bi kooku bari na dëkk boo xam ne am na ambassade rek te amul consul rek noonu lay doxe dafa am un service consulaire boo xam ne bii benn service buy toppatoo affaire sénégalais yi boo xam ne ki koy jiite moom tam dañ koy wooye consul mais nekkul ci bopp ab kuréel goo xam ne dafa taqaloog ambassade bi ci biir ambassade bi lay nekk léegi nag am na ay dëkk yoo xam ne nit ñi Sénégalais yi bari waaye boo xam ne moom dafa laaj ñu tabax fa ñu teg fa ab consul am na Italie am na dëkk yi bari immigration yëpp am na France am na États-Unis am na Italie dëkk mën nañ koo lim daal man bi ma ko xoolee diggante consul yi nekkal Sénégal ci bitim réew boo ci boolee consul honoraire yi danaa ci ñëw léegi daanaka dem nañu 50 consul honoraire donc ñoo xam ne ñoom seen liggéey kese mooy toppatoo Sénégalais yi mais taxawluñu fa état bi comme ni ko ambassadeur yi defee ñoom dañuy toppatoo Sénégalais yi bu ñëwee ba bañ fay jóge bu ñu liggéeyee bu ñu nekkee commerçant bu ñu nekkee ci ay kuréel privé di fa liggéey yooyu ñoom la ñuy toppatoo donc am na lu war a mat 50 man ci li ma compté day kii nag day soppiku ndax léeg-léeg ñu def fenn consulat léeg-léeg ñu dindi ko feneen mais fi ñu toll ci li ma jàpp daal 50 la consulat ak consulat honoraire donc ci ñaari barab yooyu foofu la ñuy jàppale Sénégal yi moo xam ambassade bu nekk foo xam ne amul consulat ak consulat boo xam ne bii moom dafa taxaw pour liggéeyam kese nekk pour affaire sénégalais yi waaw léegi nag loolu pour mu xaw a yomb waxtaane duñ ko def théorie boo xam ne day nekk loo xam ne day xaw a jafe leeral léegi dama ne léegi xëy na di gën a yomb mooy ñu jàpp benn nit tey boo xam ne bi jóge na fii dem bitim réew ba egg sëñ bi ñu ngi siyaare bu eggee lan la war a def parce que loolu itam ponk bu am solo la parce que ñu bëree bëri dañuy ñëw ci dëkk daal di ñëw jël seen billet jël seen visa daal di ñëw toog
bu ñu toogee du ñu yëglu bu ñu demee nag ba mu yàgg ñu amee ay jafe-jafe nit ñi ne leen yéen mbaa am ngeen demoon ngeen foofu ba bindu ñu ne leen ñun xamuñoon ne loolu am na. donc dafa jaadu koy waxtaanee affaire maanaam Sénégal yi nekk bitim réew ak seen nekkin ak lu ñu leen war a jàppale loolu day baax ci dam ñu xam ñoom li ñu war a def pour loolu liggéey boobu ñu mën ci jublu. donc sénégalais boo xam ne bii dem na bitim réew li ko war mooy bu ñëwee mu dem ci consulat bi walla mu dem ci ambassade bi bu ñëwee mu ëndaale carte d'identité am ak passeport am bu ñëwee dem ci ki nga xam ne moo yore liggéey boobu mu laaj ko rendez-vous mu jox ko rendez-vous ñu toog bu ko defee ñu defal ko benn dossier jël yépp xabaar yi ñu war a am ci moom yépp fu mu jógee lu mu fiy def turam santam ak yépp te fekk lépp mi ngi ci carte d'identité bi ak passeport bi boo ko defee bu ñu ko bindee ba pare duñ ko defal këyit bi ci saase dañ koy jox rendez-vous ñetti weer waaye ñetti weer boobu dañ koy jox benn këyit boo xam ne moom lay téye neggandiku comme ni ñuy def ci carte d'identité rek récépissé yi bu ko defee mu yore ko ñetti weer yi bu matee bu ñëwee war na ko fa mën a fekk bu ko defee dañ koy jox benn këyit xam naa ni tur yi du ma ko mën a wax ci wolof mais carte consulaire la maanaam mooy carte d'identité koo xam ne ki dafa nekk bitim réew ku nekk bitim réew loolu mooy carte d'identité da koy yore fu muy dem moom lay yóbbaale fu ñu ko laajee contrôle mu génne ko bu amee jafe-jafe itam bu ko neexee mën na ñëw ci ambassade bi indaale këyit woowu ne leen man kat dama am jafe-jafe sàngam wala dama bëgg a gis nit sàngam pour mu jox ma ay xabaar yoo xam ne dama ko soxla pour liggéey wala pour defar sama carte séjour ndax bu loolu passé boo amee carte consulaire bi itam da ngay ut li ñuy wax carte de séjour nag mooy këyit boo xam ne réew mi nga nekk bi nga fekki ñoom ñoo la koy jox lu tax parce que réew moo dem dafa am kilifa gu ngànk réew te état bu nekk dafa am loo xam ne moom moo ko yeyoo ndax état mooy lan ñetti yëf la mooy ab diwaan territoire suuf am kilifteen président bi ak ñim àndal gouvernement bi ak li nga xam ne population la doomu aadama yi nekk foofu te jokk ci ñoom doomu aadama yooyu nag dafa am ñetti catégorie yoo xam ne foog nga ràññee leen dafa am ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci dëkk bi maanaam waa dëkk bi lañu waaye dañoo génn mooy ñi ñuy wax ni mooy Sénégal yi nekk bitim réew mooy les ressortissants yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew mais ba tey ñu ngi Sénégal parce que Sénégal mi ngi leen di toppatoo fi ñu nekk am ñoo xam ne ñi ay doxandeem la ñuy jóge bitim réew ñëw fi kooku mooy deuxième pàcc bi mooy les étrangers léegi nag mu des nag ñi nga xam ne mooy Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sénégal donc ñetti groupe la Sénégal yi nekk ci biti jàmbur yi jóge ci biti ak Sénégal yi xam ne ñoom dañoo nekk Sénégal ñett yooyu nag ci compétence su état la maanaam ci ndombu tànk état ci loolu lay dox léegi nag li aaju nag ci noonu état bi di yore population bi ñi nekk bitim réew ñooñu ñu ngi féetewoo ak consulat yi ak ambassade yi léegi nag ambassade Sénégal bu fa nekk
ambassade boobu dafa mel ni da ngay jël suufu Sénégal rek nga meeb ko yóbbu ko bitim réew mu nekk fa am dayo yépp nag am compétence boobu nag moo waral diggante ambassade bi ak li nga xam ne mooy population bi moom la ñuy wax compétence personnelle maanaam li nga xam ne moo dox diggante nguuru Sénégal moo xam ñi nekk fii ak nekk ci biti ak ñi nga xam ne mooy Sénégal yi nekk ci biti loolu mooy seen relation mooy relation consulaire ci loolu nag la ñuy dugal waxtaanu lan la nguuru Sénégal ci bu jaaree ci ambassade am ak ci consulat am naka la mën a toppatooyee Sénégal yi donc loolu laa bëggoon a leeral tuuti rek kon nag léegi ñu ñëwaat ci Sénégalais bi nga xam ne dem na bitim réew léegi nag lan mooy warteefam ñëwaat mooy mu dem bindu ñu xam ne mi ngi fi ñu jël renseignement yi ne ko léegi da ngay ñëwaat booy ñëwaatee ñu jox la carte d'identité bi nga xam ne mooy nekk presque carte d'identité Sénégal ci yow mu toog 3 mois diggante boobu nag pour ñu bañ ñu dajeek ay alkaati ak yooyu ñu koy téye dañ koy jox kayit comme récépissé xam ne moom lay yore bu ñetti weer yi jeex nag ñu jox ko carte léegi nag récépissé boobu lan la ko may ci ay cër lan la ko consulat bi ameel ci lu mu ko war a defal lan la ko ambassade bi ameel ci li mu ko war a defal loolu nag dugg ci waxtaan bi donc na fekk mu enregistré wu bindu ba pare loolu nag lan la léegi comme ni ma ko wax yi ci njëkk mais du loo xam ne itam mënut a ñàkk ndax am na dëkk yoo xam ne yu bari par exemple boo xoolee réewu sow jant Afrique yi ñoom am nañ benn xaatim bu ñu def seen diggante dañ ne dëkk boo dem mën nga faa dugg ak sa kayitu judd ak sa kayitu d'identité am nga ci droit lu mu bon 2 weer yoo xam ne kenn du la laaj dara soo génnee carte d'identité bi nga xam ne moom ngay tukkee moom ngay demee ci aéroport bi moom ngay génne ci dëkk bi waaye nag am na dëkk yoo xam ne yi ci bari boo amee 2 weer dañu ne loolu kan lañ leen mayoon ngan gi mooy 2 fan yi ñuy wax fii 2 fan ngan yi mooy 2 weer yi fële léegi da ngaa war a ut këyit bi nga xam ne moo la war a bàyyi ci dëkk bi loolu nag lu léeg-léeg day jafe nag day jafe ngir defar bi du gaaw ñaareelu bi itam dañ ci fayu xaalis dëkk yu bari dañ ci fayu xaalis ba ci même Gambie gi dañ ko doon fayu Gambie da daan fayu ay $20 kon fay ak li ñu jegeñ ak li nga xam ne dend mais dañ ko doon fay gannaaw bi nag dindi nañ ko te daan indi ay jafe-jafe yu bëree bëri Cap-Vert tam dëkk yooyu yëpp mën ngaa dugg ak sa carte d'identité mais boo amee 2 weer da ngay war a li nga xam ne nguur gi moom la tëral moom ngay wàccool bu ko defee léegi am nga ñaari kilifa am nga sa consulat ak sa ambassade ñoom am na côté boo xam ne ñoo la yilif mais am nga aussi côté boo xam ne état bi nga fekk moom itam am na loo xam ne itam da nga ko war a wàccoog moom bi ci njëkk nag mooy carte de séjour bi bu dee dañ koo laaj donc boo ko xoolee mbiru ñi nekk ci biti lu compliqué la ndax léegi daanaka da nga mel ni am ñaari kilifa nga am yoo xam ne peut-être benn la waroon nekk donc moo tax aussi gouvernement war nañu lu ñu def war nañ ko xeeb pour di jàppale kooku ndax dëkk boo xam ne dëkkaloo fa ba pare nga am fa ñaari kilifa loolu te yow fi nga dëkk benn kilifa dong nga fa am xam nga loolu tamit day kii maanaam donc te itam ay jàmbaar lañu yoo xam ne daanaka am na jamono yoo xam ne bu toon ñoom dëkk bi gannaaw ndogalu yàlla dana metti lool ndax li ñuy dugal bari na donc ñooñu léegi
buñ nekkee ci dëkk bi dañuy am liggéey bi nag day xam seen liggéeyu bopp la walla ñu dem liggéey ci ay kuréel yoo xam ne ay nit a ko moom ñu koy wax entreprise privée waaye lu ci mën di am liggéey ak ay jafe-jafe mooy ànd léeg-léeg nga am jafe-jafe ak ki ngay liggéeyal loolu am na lu war lu ambassade bi mooy mu lay xelal di la jàppale di la tette ba yooyu nga bañ ci am ay jafe-jafe yoo xam ne ëllëg si biir day indi jeexeetal ci sa liggéey jeexeetal boo xam ne bii mën na dem sax ba léeg-léeg nga ñàkk sa liggéey te loolu day doy waar am na nag ñoo xam ne ñi dañuy commerce ñoo xam ne mooy marchand ambulant yi mooy du ay bitig am na sax ay bitig mbagg am na dëkk yoo xam ne am na ay bitig mbadd am na ñoo xam ne dañoo toog di jaay am ñoo xam ne dañuy liggéey ci ay usine bari na ay façon liggéey daal mais lu ci mën di nekk ambassade bi wala consulat bi dañu war a di topp nit ñi duñu xaar bañ ñëw wala bu nit ñi ñëwee itam war dañ leen teelu déglu leen jox leen xalaat yi nga xam ne moo leen di dimbale wa ilaa buñ amee ay jafe-jafe te léeg-léeg mu am ñu wax leen itam ban yoon la ambassade bi mën a jaar pour dimbale leen wa ilaa ñu war a jël avocat ñu jëlal leen avocat man bi may nekk ambassadeur dëkk yu bari man su ma demee li ma njëkk a def damay lijjanti sama xaalisu ambassade ba jël benn avocat di ko fay parce que avocat bu nekk ci dëkkam bokkul ak dara ndax dañoo xamante seen biir xam yëpp bu ko defee nag yow boo bëggee sa liggéey yomb boo ko mënee nga ut ko loolu itam ci li daan jafeel liggéey bi la parce que bu njëkk ñi nekk ci ambassade ñoo doon jéem a def liggéey bi te mën nañ ko sax mën nañ ko parce que dañ koy jàng waaye avocat moom waaw ndax man président Abdoulaye Wade avocat la woon waaye kayit boo ko jox mu ne la demal jox ko ma digg ñaaw benn bés ma ne ko waaye yow xanaa yow doo avocat mu ne ma avocat bu juriste maanaam bu nitu yoon dafa am ay spécialité te avocat moom ci dafa bari ay pexe donc ku mel ni Abdoulaye wax xam ne avocat bu mag la mais dossier boo ko jox mën la déedéet joxal diw xam ne kon avocat baax na waxuma la ambassadeur boo xam ne yow doo avocat ñun leneen lañ jàng nañ droit mais jànguñu avocat jàng nañ économie mais jànguñu avocat te yooyu yëpp ay kii la donc man loolu par exemple ci li ma jëlee foofu sama expérience fu ma dem li may njëkk a def mooy aménager sumay crédit maanaam xaalis bi may jox ma lijjanti ba am fa avocat boo xam ne bii sénégalais bu am problème bu ma ko lijjantee te mënut a sotti wala mu dëgër dama ko ciy dugal dina yombal liggéey bi bu loolu pare bu amee nag loo xam ne sax gën naa tar ay jafe-jafe yu gën a tar loolu moom day laaj sax léeg-léeg ñooñu yore Sénégalais yi ñu dem ci tribunal ndax ñoom dañuy dem mën nañu ànd ak Sénégalais bi dem buñ koy attee wala buñ ko attee ñaanuma ko yàlla buñ ko téyee ñoom am nañ droit dem ci kaso bi seeti ko buñ koy jugé dañeen ko war a wax buñ ko condamné dañeen ko war a wax waaw donc loolu du liggéey bu ndaw donc dañuy war a topp ci ñoom fu ñu toll di leen saytu di leen seet muy neex muy naqari man amoon naa sama benn xarit boo xam ne da doon wax naan dafa nekk ci benn dëkk waaye dañoo mujj di ko artu naan ko daal li ngay lijjanti daal pour Sénégal yi dafa ëpp mu leen Sénégalais bu même na ma ko yàlla baal bu faatoo nit sax dañ koy toppatoo parce que dafa am na dëkk yoo xam ne dañ ne ku faat nit dañ lay faat mais am na dëkk yoo xam ne du ku faat nit duñ la faat am na itam loo xam ne boo faatee nit ñaanuma ko yàlla
ak am na noo koy defee noo xam ne bokkuloo atte ak ki nga xam ne teyu ko wala ki nga xam ne bi mu koy def dafa dem yóbbu nga nay togg li muy def loolu lépp bu ci nekk dafa am loo xam ne moom lañ la war a teg warut a manqué loolu sa yoon nekku ci mais warut a ëpp bu ëppee nag da nga leen naan lii kat tooñ na mais nag li ngeen ko teg dafa ëpp loolu nag moo tax ki nekk ci ambassade bi te yore dossier sénégalais yi wala ki nekk ci consulat bi loolu moo tax ñu jox ko passeport diplomatique ne ko yow liggéey bi ngay def jox nañ la kaaraange goo xam ne kenn amul droit bu dee ci ambassade la nekk bu dee diplomate la kooku kenn amul droit woo ko tribunal kenn amul droit woo ko seede kenn amul droit ñu atte ko ci beneen réew nga doxal atte bi donc kiiraange gi ñu ko jox rëy na mais réyaay boobu du pour moom pour ki muy sàmm moo tax ñu jox ko ki muy sàmm moo tax ñu jox ko moom la ñuy wax immunité diplomatique waaw ndax boo xoolee même ci jamono yi sallallahu alayhi wa sallam da am ñu daan yónni booba amagul ambassade yu toog wala consul toog mais kooku dafa am ci charte yi ñuy signé ak ñi ñu ko seqal dañu am kiiraange ak kaaraange goo xam ne moom lañ leen di jox même bu dee sax dañuy guerre dañ leen koy jox waxuma laa nag bu jàmm amee donc loolu itam nit ñi dañ ko war a xam donc ambassade bi ngay dem ñu lay dimbale kooku am na lu mu yore loo xam ne si mooy permettre mu lay dimbale te du xoqatal duñ ko tiital duñ ko artu da ko war a def normal ndax kenn mënu ko jàpp kenn mënu koo convoqué tribunal boo ko convoqué demut boo ko condamné mënuloo ko exécuter moom la ñuy wax immunité diplomatique voilà donc loolu mooy li nga xam ne mooy moom la ambassade bi amee sénégalais bi mais ci biir loolu li mu am aussi pour mën a def liggéey boobu ni mu ko war a defee léegi bu loolu passé aussi nit ki bu nekkee foofu ba muy liggéey ba liggéeyam jeex war na dellu si Sénégal mais buy dellu si aussi dafa am lu ko réew mi amel bu dee da nga am ay bagages dañuy defal certificat de déménagement wane ne yow yaa ngi woon ci dëkk bi amoon nga carte consulaire yaa ngi ñibbi am ngay bagages yoo xam ne yi yu kii la yi gën a jegeñ nit yooyu am na say meuble ak say yooyu frigidaire congélateur mais en plus bu fekkee si da nga doon liggéey njumtukaay yi nga doon liggéey nga nekk ouvrier di fa liggéey am nga droit indi équipement yooyu mais kooku day am kayit bi ñu lay defal bu ñu wax certificat de déménagement bi ñu ko defalee ba pare nag ci loolu ngay sukkandiku pour yi nga war a indi nga indi ko boo ñëwee ci douane Sénégal kenn du la laaj dara kenn du la laaj dara donc loolu ci benn côté bi benn fànn bi loolu mooy li nga xam ne moom la ambassade bi seq ak Sénégalais bi fa nekk am na nag yeneen aussi yoo xam ne itam yu am solo la mais xëy na loolu ku nekk Sénégal da nga ko xam mooy lenn état civil boo fa nekkee boo jëlee soxna bu la neexee mën ngaa dem ci foofu ñu enregistré kii bi laaj la def li ñu ci war a def defal la kayit loolu mooy état civil donc ki yore foofu consulat bi officier d'état civil la comme ki nekk Sénégal bu amee doom bu ci juddu kazalika dañ koy enregistré kon nañ ko enregistré ci mairie bu amee ko wàññi ko aussi dañ koy enregistré fexe ba bu dee dafa bëgg a ñibbi Sénégal ñu indi ko fi defal ko kayit comme ni ñu koy defaree fii defal ko
certificat de genre de mort maanaam wane ne lan moo la gannaaw yàlla lu la fi jëlee du dëgg ba pare aussi defal la beneen kayit boo xam ne mooy tax bu dee da ngay dugg ci avion nga mën cee dugg bu dee dañ lay denc foofa ñu mën la faa denc donc loolu mooy état civil bi état civil am na aussi beneen liggéey boo xam ne mooy liggéeyu titre de transport comme ay visa kooku tam ñoom ñoo koy joxe waaye nag muy officier d'état civil bi ma njëkk a tudd muy ki yore yeneen liggéey yu xeet yu mel ni ay notaire ak affaire yu donnoog yooyu loolu aussi ñoom ñoo koy def waaye nag dafa am lu nit ñi réere mbir ndax da ci am yoo xam ne mi moom moo ko moomal boppam consulat bi moo koy defal boppam mais am na yoo xam ne dañ ko koo dénk par exemple affaire visa ministère de l'intérieur moo koy joxe normalement donc am na ci xeetu visa yoo xam ne boo ko soxlaa da ngay dem ci ambassade bi bind ñu yónnee Dakar laaj ko ba may leen ndigal ñu soog la ko defal mooy visa préalable boo xam ne doo ñëw rek ñu jox la ko am na nag yoo xam ne mën nañ la ko jox kii ambassade bi mën na la koo jox boo amee itam këyit boo xam ne da nga ko bëgg a légaliser wala nga authentifier ko maanaam wane ne këyit bi du faux këyit bu wér la loolu am na ko fay def mooy comme genre notaire la déjà consul bi moom déjà greffier la parce que boo amee sa doom bu juddu dañ koy enregistré ci foofu loolu liggéeyu greffier la dans les tribunaux wala bu amee ay atte bu amee itam ay atte ay nit ñu jote te ambassade bi ñooñu ñu nangu ambassade bi atte leen ambassade mën na leen atte ñu enregistré ko donc yooyu mooy liggéey yi bari na nag bari na lool mi ngi aju ci jamono yi ak ci charte yi réew yi d'accord waaye liñ ci mën a tënk loo xam ne moom daanaka foo dem ba ko fi fekk daanaka li ci ëpp laal na ci léegi nag maanaam liggéey boobu fan la wéeru ndax bu njëkk consulat yi surtout consulat yi ñoom ñoo jiitu ambassade bi consulat ñoom ñoo jiitu ambassade bi ñoom ñoo njëkk am ndax bu njëkk avant état yi di am yenn doole yi nit ñi ñoo doon jëflante surtout commerçant yi te loolu mi ngi kii Italie ak empire ottoman Turquie ak yooyu ñoom ñoo ko organisé woon d'ailleurs këyit yu bari ñuy defar yoo xam ne ñoom ñoo ko tëgg donc consulat yi yàgg nañu ñoo jiitu ambassade waaye ba muy soog a am réew mu nekk da ngay signé ak beneen réew affaire consulat bi boobu ambassade sax amagul biñ demee nag ba indépendance yi jot africains yu bari jot seen indépendance ci gannaaw guerre bi ay 1960 ñu état yi seen bopp daal di décider pour ñoom defar seen ay relation diplomatique mais fekk boobu relation consulaire bi am na moo jiitu waaye niñ ko tëralee woon moo bokkul ndax relation consulaire bi doon nekk état bu nekk da ngay seet ki nga soxla nga waxtaan ak moom ba ngeen xaatim kayit ne nii la ñuy def pour ma am ku ma fi nekk ci sama population surtout commerçant yi ñoom dañoo bari dem ak dikk léegi nag biñ demee ba mu yàgg mission diplomatique yi ñëw ambassade yi ñëw ñu daal defar benn traité benn këyit boo xam ne nag moom léegi këyit la boo xam ne xeet yi jokkoo ci Nations Unies yëpp Nations Unies ñoom ñoo dajaloo def benn këyit benn tënk ñu koy wax convention de Vienne sur les relations diplomatiques maanaam tëralin bi nga xam ne mbootaayu xeet bi def na ko pour ñëpp def ko mu nekk benn ku nekk ñëw signé xam ne léegi këyit boobu mooy tënk ñëpp ci wàllu
jokkalante ay ambassadeur bi loolu amee nag léegi muy 1961 gars yi nekkoon ci affaire consulaire bi ne ñun kat léegi dañoo bëgg itam def comme ñi daal di def convention de Vienne sur les relations consulaires moom 1963 la le 24 avril 1963 donc def nañ ñaari at relation diplomatique bi nga xam ne moo mujj am jiitu ñële ñoom ñi daa xam dañoo def ay accord par ñaar ñoom ñu daal di ñëw tam def benn boo xam tam booy day ëmb mbootaay xeet yépp boobu nag actuellement lii may wax nii foofu la jóge maanaam yooyu mooy charte yi tënk ñaari bii relation diplomatique bii relation consulaire waaye yépp duñ defandoo nag lépp maanaam dëkk bu am consulat ambassade bi moom day daal di rocc ci loxoom ci loolu mais dëkk boo xam ne amu ko boobu ambassade bi moom mën na ko def waaye nag li gën mooy bu nit ñi bare liggéey bi bari li gën mooy ñu def consulat boo xam ne day mën a toppatoo nit ñi am jot gi am compétence am xarala beeg yépp donc loolu mooy relation consulaire moo mag waaye këyit bi mi doxe nit àddina bi diplomatique moo ko jiitu moo ko njëkk a am loolu itam lu mat a xam la parce que day mat a ràññee léegi nag relation consulaire bi moom comme ni ma ko waxoon maa ngi ciy ñëwaat parce que relation diplomatique dañuy wax ne léegi ambassade bu nekk lii mooy liggéeyam ñeenti liggéey la da nga fay taxawal sa état taxawal état bi kon xam nga loolu bokkut ak citoyens yi nekk foofu nekk foofu kooku état la ak état loolu du ndombo tànku consulat du bokkul ci relation consulaire waaye bu consulat amut loolu ambassade da ko war a lijjanti da ko war a yore mais bu amee rek ñaari cër yi bokkatul beneen liggéeyu ambassade yi mooy représenter état bi deuxième bi mooy di négocier maanaam bu ñu amee lenn lu ñu war a tënk ñaari état yi loolu moom la ñuy wax négociation ñoo ci waxtaane ba ñaari dëkk yi juboo ñetteel bi mooy protection aussi am na ci ambassade bi mais protection boobu dafa am protection diplomatique bokkut ak protection consulaire loolu tam ñu bari xamuñu ko dañuy wax protection ñaar yëpp am nañ ko mais kii diplomatique la kii protection consulaire muy ñett am na aussi information maanaam nguur yi ambassadeur bi mooy wax nguur gi lim xam fii di wax nguur gële tam di jox ñooñu maanaam jokkalante ñaari réew yi daal pour bañ a am réeroo ak di waxtaan ak yooyu muy ñeenti poñ donc représentation négociation coopération bi itam réew ni ñuy jëflante ci wàllu commerce ak yu demee noonu donc représentation négociation information coopération loolu moom état bu am ambassade moom fokk ñu def lii bu fekkee si nag état bi foofu amu fa consulat bi mooy gàddu aussi liggéey bi nga xam ne moo jëm ci sénégalais yi da koy def waaye bu dee ambassade bee koy def am na nu mu koy defee mais bu dee consulat am na moom kooku moom day wàcc ambassade bi donc relation consulaire bi nag moom li ci nekk mooy ñoom dañuy assister maanaam dañuy nit ki fa nekk dañ koy jàppale pour liggéeyam ci dundam kayit yi mu war a am
kaaraangeem yëpp dañ koy lijjanti waaye surtout lu ci ëpp mooy di ko administrer maanaam li nga xam ne si fii ci Sénégal moom la ministère de la justice maanaam ki yore affaire atte bi yoon bi li muy def kooku consulat bi da koy def li nga xam ne itam mooy li notaire bi di def notaire li muy def da koy def li nga xam ne itam greffier da koy def maanaam légalisation authentification certificat conforme maanaam këyit boo xam ne daal am na te Sénégalais indi ko ci ab dëkk bëgg koo soxla ko pour jox ko service bu ko laaj service boobu nga xam ne moom moo nekk bitim réew bala mu koo jël dafa lay wax ne demal ci ambassade Sénégal wala ci consulat bi ñu authentifier ko wala ñu légaliser ko wala ñu dëggal ko loolu liggéeyu consulat moom itam bu dee consulat amu fa ambassade bi moo koy def waaw protection bi nag foofu moo mat a ràññee ndax protection bi ambassade di def bokkut ak protection bi nga xam ne moom la consulat di def parce que boobu nag bu compliqué la protection diplomatique parce que kooku moom daanaka bu sénégalais bu nekk boo demee ba am dem ci yoon ñu teg la loo xam ne si jéggi na dayo kooku état bi moom day dem ba càgg mu futtiku sol sa mbubb di la doxal loolu mooy protection diplomatique bu garaaw la parce que lu nekk mën nañ ko ci lijjanti protection consulaire nag moo gën a woyof kooku moom amul boobu dayoo am na droit daal boo demee tribunal mu jàppale la boo nekkee fële buñ la téye am na droit seeti la am na droit utal la avocat boo ko mënta am ak xeet yu mel noonu mais moo gën a woyof bi nga xam ne moom la ambassade bi def parce que bële moom état bi mooy futtiku tax ne la dellul gannaaw nga dellu gannaaw mu jàmmarloo gouvernement boobu pour seet nu mu lay dimbalee donc yooyu itam lu ma tax xàmmee la